asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di jaar bu baax di leen sàkku ñaan di leen ñaanal bu baax a baax a baax a baax Baye Niass la membre fondateur Fouta Tampi ensemble Sauvons le Fouta wala nga ne Fouta Tampi authentique bi bu baax bi ñu ngi leen di jaar bu baax depuis que biñ fi nekkee ba léegi jotuñu fee def benn live maa ngi jaar Assane di jaar gaa yëpp bu baax a baax a baax a baax ngeen baal ma nag depuis lors ba léegi dafa guma fi live defaguñu benn sortie pour waxtaan ak gaa yi lu jëm si suñu procédure bi en même temps problème yi am temps yëpp pour combat Fouta Tampi bi est-ce que day continuer wala du continuer pour assurer gaa yi rek incha allahu rabbi combat bi day continuer te amul benn delloo ginnaaw bi ciy def. Quelques gars yi may laaj que ne est-ce que affaire bi ba léegi mu ngi ci loxoy yoon ba léegi aha kay problème baa ngi ci loxoy yoon ba léegi bu nekkee yéen a ngi dégg son bi maa ngi leen di jaar affaire baa ngi ci loxoy yoon ba léegi vendredi bi ñu ma porté plainte je pense que yëg ngeen ko parce que ñëwoon naa fi defandoo fi ak yenn gars yi benn live 23h laa fa jóge bi ma ñëwaatee ñu ne ma naa dem ba mardi ma ñëw mardi man ak femme bi ñu def benn confrontation que enquêteur bi ma laajee ndax li ma waxoon dama koy assumer je dis oui dama koy assumer damay assumer li ma wax que Fatoumata Ndiaye c'est une traître te je pense que chaque jour ñuy xëy may gën a am dëgg ci loolu noonu dégg ngeen tey Yaxam Mbaye li mu wax dégg ngeen keroog beneen gaañ li mu wax mais dafa am benn manipulation bi am ci biir facture boobu noonu ñu dugal facture boobu noonu du facture bu am facture boobu noonu faux facture la mooy fi muy dugalee affaire oto yi ak yooyu noonu ngeen bàyyi ci xel yéen sénégalais yi envoyé naa pièce am je pense que di ngeen gis pièce am mu ngi circuler ci internet bi moom femme bi ak document boobu noonu boobu faux document la facture boobu noonu mu dugal faux facture la numéro carte d'identité bi ci nekk du numéro carte d'identité am moom femme bi ngeen bàyyi ci xel ci baax bi ma ñëwee mardi man nag moom ñu def confrontation ma assumé li ma waxoon moom femme bi dafa génn ci biti muy wax ak samay mbokk ma ñëw ma ne sama mbokk yi bu ñu wax ak moom dafa ma saaga ndey devant tout le monde elle m'a insulté moom dame bi devant tout le monde devant tous les policiers mais loolu amul solo jeudi ma ñëwaat fa ñu ne nañ dem jeudi ma ñëwaat fa depuis jeudi ba léegi woowaatuñ ma mais dañoo ne plainte bi day dem ci procureur après mu autosaisir ñu ñëw pour wax sénégalais yi rek xokkatal la mois bi suñu mois la ñun ñii di xeex dégg suñu mois la te li ma waxoon nañ ko corrompre li ma la wax ni chaque jour nga gis ku génn ci biir APR mu ne daam bi dañ koo corrompre chaque jour nga gis ku génn ci biir APR mu ne daam bi dañ koo corrompre comme chaque jour ñuy am raison ci kawam mais bëggatuma benn affaire nag que ñuy toogati fu ñu toogati rek muy ci télé muy ci feneen ñuy wax ci waxam parce que moom dafa jeexal amatul benn crédibilité ci fii ci biir Sénégal kenn gëmatu ko fii ci biir Sénégal comme ñun ñëpp en masse yenn liveurs yi que ñun ñi nekk ak moom ñun ñi ko xamoon nañu def benn affaire mooy que ne nañu fexe ñu teg waxam fale si suuf ñu continuer suñu combat mu ngi dem di wax di ratatatati mais amatul benn sens que fu ñu toog ñu koy tontati parce que amatul benn crédibilité même fi mu dem ñooñu soxlaatuñ ko foofu noonu mais dafa am lu ma metti mooy que ne gars yi dañoo bëgg jëlaat problème am ñu koy def comme si que Mansour Faye kese moom moo ko recevoir damay répéter encore ki ko njëkk recevoir ci waa APR Aliou Dembourou Sow la moo yëkkati kuy jox ko woo président de la république fekk femme baa ngi toog man maa ko wax mu woo président de la république fekk femme baa ngi toog mu ne ko président Fatoumata Ndiaye moo fi nekk moom laa la bëgg indil nga recevoir ko président ne ko laaj ko président ci boppam mu ne Aliou Dembourou laaj ko lan la bëgg ma bàyyi leen yéen ñaar parce que président sax bëggul recevoir daam bi loolu day leer moom nag ci diggante bi la xamanteeg ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome moom femme bi si diggante bi la xamante ak moom Antoine Félix Diome mu abandonné Aliou Dembourou
dafa abandonné après Aliou Dembourou parce que dafa ne comme que gis ne ministre de l'intérieur kooku moo ko gënal Aliou Dembourou parce que yaakaar na ne foofu lay gën a gaaw a jotee président mu abandonné Aliou Dembourou mu continuer di dem ci ministre de l'intérieur recevoir na ko 2 fois moom ministre de l'intérieur Mansour Faye yàggul de Mansour Faye yàggul Aliou Dembourou moo ko Aliou Dembourou moo ko njëkk recevoir après ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome recevoiraat ko mu recevoir ko ñaari yoon premier jour bi mu ko njëkkee recevoir may na ko xaalis mu dagg ko ci digg bi 500 par 500 deuxième jour bi la ko jox xaalis mu dem jëndi oto loolu man dama koy assumer jusqu'à présent Fatoumata Ndiaye deuxième jour bi lañ ko jox xaalis mu dem jëndi oto dafa génn dafa génn bureau Antoine Diome mu def tout droit fii ñuy jëndee oto faux document bi mu dugal loolu faux document la numéro carte d'identité bi ci nekk numéro carte d'identité góor la dem leen ngeen xoolaat ko dinañ ko partager fii ngeen xool ko numéro carte d'identité bi fa dugal carte d'identité góor la du numéro carte d'identité am bi mu fa jógee si la nag Antoine Diome commencé ko daw parce que da koy woo du ko jël moom femme bi mu continuer di jéem a xool Mansour Faye noonu la lijjante ay contact Mansour Faye ba gisante ak Mansour Faye mais yemul si Mansour Faye kese rek ministre Abdoulaye Daouda Diallo ci boppam recevoir na ko ñeenti ñii ñoo ko recevoir ci APR Aliou Dembourou Sow ministre de l'intérieur ministre des finances ak Mansour Faye ñeenti ñii yëpp recevoir nañ Fatoumata Ndiaye ñeenti ñii ñëpp recevoir nañ Fatoumata Ndiaye Mansour Faye bi mujj bii mooy problème Fouta bi problème tali yi ak yooyu noonu Mansour Faye li ñu xamante ñoom ñaar même pas 1 mois pour ngeen comprendre loolu tamit même pas 1 mois que lu mu xamanteeg Mansour Faye bu leen jëlati bu ñu jël débat bi di def ne comme si que Mansour Faye rek moo ko corrompre bi buy am ministre de l'intérieur la ministre de finance la ak Mansour Faye ci boppam ak Aliou Dembourou instant yi ni moom dafa abandonné Aliou Dembourou ndaxte commencé na waxtaan ak ay ministre plainte yi muy def nii yëpp pour xokk taloon la mouvement Fouta Tampi pour assurer leen yéen mbokk yi dañoo am gouvernement boo xamante ni dañoo yées xam nga boroom xam-xam bi daan na wax walaw ansafa daxru fi xukmihi lama mallakal xukma ahlan nag isa mu ne àdduna bu maandu woon du dénk nguur ñoo xamante ni dañoo yées dañoo am nguur koo xamante ne au lieu ñoom ñu jël xaalis ñu defaree ko hôpital ñoo xamante nit ñi di si fajoo wala ñu jël xaalis ñu defaree ko ñi amul ndox Fuuta tey am na dëkk bu tudd Xamaraabe amul ndox wallahi dañuy gas di naan Fuuta am na ay dëkk yu fa nekk tey pour ñu dem hôpital si saret la ñuy leen di yéegal au lieu ñu jëloon alal jooju noonu wala sax moom daam bi buñ ko mayoon alal jooju noonu mu yóbbu woon ko Fuuta xool ñooñu noonu mu doon jooyantal ñooñu noonu nga xamante ni mu ngi leen doon jooyal mu jàppale leen waaye du noonu di yéeg oto di wër ci baar yi di wër ci dëkk bi di naan maa ngi baax non lii dafa salte léegi dañoo am nguur goo xamante ni benn affaire lañ nekk mooy fexe ba rey dab ma tànk activiste yi jeexaguñ de pareeguñu si Fuuta yaa une frère boo xamante ni mu ngi tudd Ahmad Sall Mathiar Sall suñu frère la mu ngi nekk Fuuta le 21 dañ ko arrêté woon le 21 la wala dem tribunal taxawi problème Guy Marius Sagna bi ngeen di dégg nii moom bokk na ci moom moo njëkk def publication ñu arrêté ko Guy Marius Sagna jël même publication boobu noonu répété waat ko moo tax ñu arrêté Guy Marius Sagna ñu ngi xool fépp fu activiste nekk tey si biir Sénégal surtout ñi nekk ci sous région yi ñu ngi leen di bundu xatal di leen dóor di leen tëj pour combat bi arrêté fii mais mbokk yi combat bi du fi arrêté de Guy Marius Sagna du ñu gën a gore benn jour moom Guy Marius Sagna da doon rencontre benn affaire nee na doomam da daan laajte di naan man sama yëpp di laajee papam yaayam di naan ana sama pap ñu koy naan sa papa dafa voyagé dafa dem fii dafa dem sagam moom moo mun a abandonné famille am abandonné ay doomam di xeexal sénégalais yi ñun waruñoo nangu mu gën ñoo gore Guy Marius Sagna fu mu tëdd ñun sénégalais yi war nañ jug
ñu dem tëdd fa parce que lépp lu muy xeex ñun la fay xeexal xeexalul kër papam xeexalul ndax doomam ku mun a abandonné doom ni mu neexee nga dem tëdd si kaso yi di xeexal sénégalais yi kooku du bës lay wër fu mu tëdd rek war nañ fa tëdd te ma leen di wax yàlla xam na ne nit ku courageux mooy Guy Marius jour boobu noonu man ak Aline Sané ak Gadio ak ñoom Aliou ñi nekk faram ñoo toogandoo woon mais Guy Marius Sagna lépp li mu waxoon si texte bi da koo assumé devant le procureur détermination kese ngay gis si moom moo tax may ñaan sénégalais yi waxuma ñuy def ay live rek de mais fu ñu toll nañu ñaanal Guy Marius Sagna yàlla bu noon am ci moom sago bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam man de maa ngi koy soutenir ba bis bu may dee parce que man moom mooy seule personne bi ma gën a doy si Sénégal tey Guy Marius Sagna dafa war a bokk si ñoo xamante ni dañoo war a dugg si assemblée nationale bokk si ñu ñuy xeexal ci biir assemblée nationale ci élection yii di ñëw ci élection yii di ñëw Guy Marius Sagna dafa war a bokk si ñoo xamante ni dañuy assister sénégalais yi ci biir assemblée nationale nekk fi di défendre sénégalais yi ci biir assemblée nationale war nañ amaat ñu mel ni Ousmane Sonko ci biir assemblée nationale ku mel ni Guy ku mel ni ñoom Cheikh Oumar Diagne ku mel ni ñoom Babacar Mboup ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen dañ leen a war a am ci biir assemblée nationale le 14 je pense que jeudi la incha allahu rabbi dañ fay dellu porté waat combat bi te nu ñu mun a def ba Guy Marius Sagna génn fi mu nekk incha allahu rabbi ñun ñi fi nekk si biir Sénégal nañ ko def te keroog ñi fi ñëwoon neewoon nañ lool sénégalais yi na ñëpp génn le 14 incha allahu rabbi ñu daje tribunal ba défendre notre frère notre grand frère koo xamante ni Sénégal rek a ko ñor ñu défendre ko mais di wax Macky Sall ak ñi mu àndal yàlla xam na ne billahi wallahi wa tallahi munoo ñoo bundu xatal ba ñu bàyyi combat bi ñuy mëne munoo ñoo bundu xatal ba ñu bàyyi li ñuy def nee nañ la ñun li ñuy def nekkul ne dañoo contre Macky Sall kese 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 moo tax ñu koy def li ñuy def yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko digal man raa minkum munkaran fal yugayyir bi yadihi fa in lam yastati bi lisaanihi fa in lam yastati bi qalbihi hada dalika adaful iman yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne ku gis loo xamante ni jaaduwul na nga ko défendre ak sa loxo na nga jël sa yat nga dóor waaye boo mënul loolu tamit na nga jël sa làmmiñ nga wax waaye boo mënul làmmiñ tamit na nga nakarloo sa xol waaye nakarloo xol loolu suñu maam yee ko moom sénégalais yi toog di nakarloo loolu sa xol nga gis Macky Sall yëfu yi muy def bund xatal bi muy bund xatal sénégalais yi nga noppi nga nakarloo ko sa xol loolu maam yee ko moom ñoo xamante ni mënatuñu wax mënatuñu génn mënatuñu dem fenn ci seen biir nekk rek lañ nekk waaye ñun jeunes yi ñaar lañu mun ñu xeex ak ñoom wala ñu yuuxu ba ñëpp dégguñu moo tax ñu ngi ci invité sénégalais yëpp le reste pour assurer sénégalais yi le mouvement Fouta Tampi mu ngi continuer Fouta Tampi authentique bi quel que soit alpha ci projet yu ñu nekk incha allah rabbi dinañ def suñuy sortie dinañ ko génnee ñun ñii personnellement temps yi war nañ dem Fouta pour gën leen won ne que ne li femme bi wax ay fen la dara amu ci dinañ génnee image yoo xamante ni di ngeen gis waa Fouta ñi fa nekk ñu ngi dund lu metti ñu ngi dund loo xamante ni femme bi moom mosu koo dund xamul ñooñu noonu ñu ngi dund métit boobu noonu parce que nekkul ne may nañ la oto rek yaakaar nga ne Fouta weli nekkul ne léegi booy dem Fouta bu njëkk 24 heures nga daan def ci yoon bi léegi yaa ngi dem Fouta 5 heures de temps ngay def ci yoon bi ak sa oto nga yaakaar ne Fouta weli Fouta tey la gën a métti dinañ dem Podor te dinañ dem département de Ranérou dinañ dem département de Kanel ak département de Matam incha allahu rabbi rendez-vous boobu ñu ngi leen koy jox mais après bu ñu libéré Guy Marius Sagna la ñu mën a dem Fouta parce que nii mënuñu dem Fouta sans autant que ñu libéré Guy Marius Sagna di wax sénégalais yëpp man maa ngi si jàmb mais dossier bi jeexagul femme bi fu mu toog nee na dina tëj Baye Niass 2 ans fu mu toog loolu lay wax am na ay homme politique yu muy waxal ñooñu nee nañ ko dañoo xaar ba jour bi ngeen di taxaw ñu jéem a arrêté Baye Niass ba jour bi ngeen di taxaw ñu jéem a arrêté Baye Niass xamul ne nag ragaluñu loolu papa ragaluñu ñun ñu tëdd ci biir kaso
lenn la ñu ragal lenn la ñu ragal mooy que ne ñu bokk si ñoo xamante ne ñu ngi fii ci biir Sénégal ñu gis fenn yi fii am ñu gis bundu xatal bi ñuy bundu xatal sénégalais yi ñu bokk si ñoo xamante ni dañuy noppi wala ñu bokk si ñoo xamante ni bokkuñu si ñuy génn di xeex loolu kese la ñu ragal waaye wallahi al azim ragaluñu ko ñu dóor ragaluñu ko ñu tëj te ñu ngi siy xaar saa suñu bakkan des si li daloon Umar Blondin Diop ñu ngi koy xaar li daloon Mamadou Dia ñu teg ko pendant ngiru dundam ñu ngi koy xaar li daloon Thomas Sankara ci xeex bi ñu ngi koy xaar waaye li daloon ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi koy xaar di wax sénégalais yi rek combat bi yow mi may seetaan yaa si mën a jàpp fi nga nekk sa téléphone si sa communication sa kër ñun ñëpp nañu boole ñu communiquer waxtaan ak suñuy njaboot waxtaan nañu suñuy famille ñu xamal leen Sénégal bi ñu bëgg ñun ñii ñoo ko mën a changer du politiciens yi koy changer du ñu fi nekk ñoo koy changer le reste li ma ciy yokkal gars yi lii message la boo xamante ni ñun Haalpulaar yi ñoo koy wax amul benn xeet boo gis ci àdduna bi boo xamante ni du am nit ku bon ñun nag suñu azak Fatoumata Ndiaye mii si la bokk ñun duñu ay warkat ñun Fuuta kii wallahi lazim munoo nekk seetu Souleymane Baal nga nekk warkat munoo nekk seetu Cheikh Umarul Fuuti Taal nga nekk warkat benn daam moo raxoon suñu biir moom mooy suñu azaka boog moo trahir fuutanki yi te leen lu mu leen munti métti rek xamal leen fuutanki yi ñoo si fuutanki yi la gën a méttiwee fuutanki yépp a mer instant yi nii pour ngeen comprendre du fuutanki yi ñooy traite Fatoumata Ndiaye mooy traite moom mooy jaam moom mooy warkat que ñiy def seen clavier di xas fuutanki yi ñooñu laay ñaan wala di saaga ñooñu laay ñaan nañ ko bàyyi combat bi buñ ko buggee bokk fokk ñun suñu biir ñu mun a suudewu ñu wàññi affaire de ethnicisme di saaga benn xeet ndax Macky Sall mu yées mii wala ndax Fatoumata Ndiaye mu yées mii nañu def attention bu baax a baax ci loolu combat bi ñoo ko bokk ni nga nekkee Europe kii nekk Fatick kii nekk Casamance di xeex ndax démocratie am ci biir réew mi noonu la keneen nekkee ci biir Fuuta di xeex ndax démocratie am ci biir réew mi message boobu laa bëggoon partager ak yéen ka xamal leen affaire yi mu ngi ci loxo yu nguur gi ba léegi mais pour xamal leen détermination bi ñu amoon bi ñuy door ba léegi ñu ngi siy des combat bi incha allahu rabbi dañ siy continuer ba ilal abat te troisième mandat du fi amee bu nekkee Fuuta la nar a politiquer pour ñu sauver ko si troisième mandat am comme Aliou Dembourou Sow mu dof mi ni mu waxee woon dañuy jël jaasi yi dinañ ci wét parce que ñun dinañ dugg dëkk yoo dëkk sensibiliser nit ñi kenn ñu mbubboo si troisième mandat ñun waa Fuuta kenn ñu mbubboo troisième mandat Macky jeexal na 2 ans la fes te bu ñu sañoon sax tey nga démissionné bu ñu sañoon tey billahi al azim Macky Sall mu démissionné loolu lañ ci doon yokko di leen xamal ne combat bi day continuer incha allahu rabbi ñun ñëpp xam nañ li ñu bëgg 2024 yàlla nañu ko yàlla may mooy Sénégal na am ki gën ci moom Sénégal na am président boo xamante ni naataange kese lay doon ci ñun incha allahu rabbi waaye liy defar réew mi papa man la ak yow ñun ñooy defar Sénégal amul benn mbindeef bi ñuy defaral Sénégal man la ak yow ñoo bun a defar Sénégal ci côté communication bi sa biir gàlle sa koñ sa mbedd sa dëkk ñun ñoo mun a defar Sénégal de naan yàlla nañu yàlla may jàmm rendez-vous ak taay yi man ak gars yi peut-être incha allahu rabbi dinañ ci bokk def benn live boo xamante ni groupe lay doon incha allahu rabbi mais di am kontaan ci yéen bu baax a baax da ngeen may baal olof bi nag sénégalais yëpp jot nañ seen message gis nañ soutien bi ñu apportel ñaan yi yegg si na bu baax a baax a baax a baax one love Sénégal I love Sénégal yaa ngeen jëf